maaleykum salaam wa rahmatullah. Bon sëñ bi ñoo ngi leen di sant leen nuyu foog naa ne tey ñoo ngi wax ci renaissance africaine. C'est vrai que renaissance africaine foog na au Sénégal du thème boo xam ne dañ koy présenté parce que foog naa ne voilà Sénégal depuis 2010 foog naa ne wax na àdduna bi lan mooy renaissance africaine. 2010 je me rappelle boobu maa ngi jóge Paris ñu ñëw ci inauguration monument wu renaissance africaine dëgg la jamono jooju Abdoulaye Wade moo doon président liggéey fi liggéey boobu nga xam ne liggéey bu mucc ayib liggéey wax def fi monument bi nga xam ne moo sut ci àdduna bi di mandargaal li nga xam ne mooy renaissance africaine maanaam judduwaatu Afrique wala yeewuwaatu Afrique wala takkuwaayu Afrique nu ñu ko mën a wooyee loolu la maanaam da dine dëgg la askan wu ñuul nasaraan yi dañ fee ñëwoon noot ñu voilà dominer ñu la ñuy wax coloniser ñu ginnaaw bu ñu jëlee su ñenn ci suñu maam jaay leen fële ju naay Amérique dëgg la loolu mën nañu ëpp na ñeenti téeméeri at ginnaaw loolu it moom nañu suñu bopp ay années 60 bi ñu moomee suñu bopp ak léegi ba 2019 ba 1999 suñu xoolee Afrique du Sud ñi nga xam ne noonu lañ leen noote woon muy réew mi nga xam ne moom mujj am indépendance ci Afrique mi ngi ko am mën nañ ne en 1994 mi nga xamee ne Nelson Mandela jël na nguur gi ca réew ma dëgg la Mandela moom tëjal nañ ko lu mat ñaar fukki at ak juróom-ñaar tëj gi yëpp li ci nasaraan yi ko nekk ci Afrique du Sud ñu naan ne waa apartheid bi ay bourse liñ ci jublu woon moo naa may nootu askan wu ñuul doonte bari wuñu woon ca réew ma juróom-ñett téeméer bu jot juróom-ñett lañ ca doonoon waaye nootoon nañ askan wa diriger réew ma jël askan wa ñuul wa beddi leen di voilà ginnaaw mi nga xam ne ñoom Mandela ak ñu mu àndaloon xeexal nañ ko ba jot indépendance en 1999 Mandela moo doon jëkk a doon président bu ñuul ba ca réew moom bi mu ñëwee moom nekk fay fayantoo li mu yitteel mooy boole xeetu askan wi Afrique du Sud yëpp nga xam ne leen benn lañu nañu ànd liggéey suñu réew jëm ca kanam Mandela li tax ma ne royukaay la dëgg la sonn na ngir aw askanam waaye it bi mu jëlee nguur ga deful li nga xam ne président Afrique yu bari noonu la ñuy def président Afrique li ñu ko xamee woon mooy su jëlee nguur day toog ba dee wala bañ jëlee ko fa ci doole moom dafa ñëw def benn mandat jox askan ay na ñi nga xam ne ñoo doon équipe am nguur ga ñu jiite ñu continuer président Thabo Mbeki bi nga xam ne moom mi ngi ñëw le 16 juin 1999 bis boobu nga xam ne lay jël nguur gi ci la taxawal li ñu naan renaissance africaine moo di lan benn baat la boo xam ne suñu benn doomu Sénégal suñu benn doomu réew moo ko jëkk a wax mu Cheikh Anta Diop mi ngi ko waxaan ay 1948 mi ngi ko waxee ne woon ca Paris temps boobu ñoom ay étudiants la ñu woon yuy jàng wala yu door a pare ñu ne kañ nañu xalaat na Afrique war na judduwaat Afrique war nañ ko yee ndaxte nee nañ africains yi dañuy nelaw dëgg la jamono jooju tubaab yi ñoo nekkoon ci réew mi noot ñi suñu askan suñu réew moomuñu woon seen bopp sañu woon demal ni ñu bëggee waaye ginnaaw bi nga xamee ne Afrique du Sud mi nga xam ne moom mujj doon réew mu ñu colonisé am na indépendance ba nga xam ne président Mbeki ñëw na la ne fi mu ne kat jot na ñu yee Afrique jot na Afrique jóg taxaw jot na africains yi jóg xam lan la ñu doon dëgg la gis-gis boobu mu ne le 21e siècle sera africain mooy téeméeri at yii di ñëw Afrique a koy moom dëgg la gis-gisam la waaye du gis-gisam kese ñun ndaw ñi nga xam ne jamono yooyu ñoo ngi doon jàng bi ñu déggee loolu dañ ne Mbeki kat ñun li nga xam ne moom lañ doon xaar bi ñu koy door a wax moo di ne jot na Afrique jóg wane boppam jot na Afrique jóg ñu xam mooy kan Afrique ni ko tubaab yi bàyyi woon ak li ko tubaab yi xamee woon mooy réew moo xam ne dañ koy noot ñi fi dëkk ñu noot leen réew yoo xam ne dañ leen di dominer seen alal seen jëf-jëf seen koom-koom ñu yóbbu ko dëgg la di ko leen di ñaar si noonu loolu lay tekki lépp lu fi amal lu baax tubaab yi yàlla na ko yóbbu suñu askan amuñu fi dara yoo xam ne mën nañu ñoo ko moomaleen suñu bopp léegi kon suñu demee ba benn ci ñun jóg ne jot la ñu yeewu jot la ñu jóg taxaw ngir si gis suñu askan si suñu continent foog naa ne képp ku africain taxaw nga ci ñun biñ doon jàng ñu en 2002 bi ca Paris la ñu créé li ñu naan mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie muy mouvement boo xam ne li ñu ci jublu mooy africain buy africain jóg taxaw xam ne Afrique jot na ñu dooloo benn Afrique jot na ñu taxaw sigil suñu askan sigil suñu réew sigil suñu koom-koomu réew jot na africain yëpp xam ne ñun ñëpp benn lañu jot na ñu ànd liggéey suñu réew suñu askan jëm ci kanam dëgg la démocratie li ñu ne renaissance africaine li ko lal moo di ne suñu xoolee li ñu naan pilier maanaam dëgg la démocratie moo ci jiitu démocratie mooy lan mooy fexe ba nga xam ne réew mi kàddu gi dellu ci askanu réew mi li ñu naan le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple maanaam peuple bi di fal peuple bi di folli te ku peuple bi fal nga xam ne peuple bee la fa teg
dëgg la ci ginnaaw loolu ñu naan bonne gouvernance mooy lépp li nga xam ne réew mi ko moom ñu xool ci nu mu gën a rafetee ñu delloo ko waat réew mi gérer alalu askanu réew mi ni nga xam ne noonu la gën a setee ci Afrique du Sud ñoo suñu fàttalikoo Mandela bu muy door a jël nguur gi mu ne moom dina fexe ba bépp kuy doon mu Afrique du Sud maanaam di nga am looy ndekkee di nga am loo lekk di nga am looy naan maanaam di dana fexe que chaque Sud-Africain ait du pain et du sel mooy maanaam li nga xam ne mooy li gën a indispensable réew mi amal ko boppam. dëgg la loolu mooy premier pas bonne gouvernance ku jiite sam réew la fa nekk ci lëkës nu mu tuuti nga jëm ko bokk ak waa askan wi loolu moo jaadu. dëgg la ginnaaw loolu renaissance africaine ko soo xoolee am na téere bu ma bindan en 2006 lañ ko publié woon ca Paris ñu koy woowee théorie sur la renaissance africaine mooy téere boo xam ne lépp luy renaissance africaine wax nañ ko ca li ci jublu mooy tënk fi nga xam ne fa la africain renaissance africaine taxaw ñoo ngi ko teg ci juróom-ñaari axe juróom-ñaari pàcc suñu wala juróom-ñaari yoon benn bi ci politique mbirum politique lu renaissance africaine wax mbirum de sécurité ak défense maanaam aar suñu réew aar suñu askan lu ci renaissance wax mbirum koom-koom lu ci renaissance wax mbirum wér-gi-yaram ak santé lu ci renaissance wax mbirum solidarité ak sociale dimbali ñi nga xam ne néew ji doole lu ci renaissance wax mbirum cosaan ak caada ak aada lu ci renaissance wax yooyu yëpp da di ne aspect yoo xam ne renaissance wax nañ ci lu bari suñ demee ci dolli mujj dolli ci liñ naan mbirum terrorisme mooy fitnaal gi nga xam ne yeewu na ci àdduna depuis 2001 muy bi nga xam ne dañ ne ñaari avion ñoo mbëkk World Trade Center muy ñaari centre yu mag yu ñaay seexi tour yu nekkan Amérique ci New York ay avion américain la ay terroristes détourné ñu dal ci seen kaw dëgg la boobu it mën nañu tàmbali war na leneen li ko tëjee ci théorie sur la renaissance africaine mooy Afrique doon benn Afrique doon benn foog naa loolu mébétu bépp africain la yéene bépp africain la foog naa bi Afrique du door am indépendance suñu njiit yu ji baax yi ko jiite woon kuñ naa Kwame Nkrumah dëkk ci réew muñ naa Gold Coast ñu mujj changé tur de ko Ghana mooy Ghana actuel Ghana suñu nee Ghana ça ñu renferme ci benn empire d'ailleurs bu existé woon dans le Moyen Âge ouest africain mooy l'empire du Ghana donc tur boobu la Kwame Nkrumah delloowaat cosaan ndaxte firndeel li nga xam ne mooy yéene mooy boole africains yi États-Unis d'Afrique dëgg la Kwame Nkrumah dox na ci tànkam dëgg la loolu sax mën naa ne moo jul mbootaayu africain gi ñu naan OUA exactement yeneen président yu ñu naan Nasser ci Égypte ak yeneen ànd ci dëgg la ne Kwame Nkrumah peut-être nee nañ coup d'état nañ ko te it en 1965 ñu ci la ñàkk nguur ga ndax it mébétam la tubaab yi àndul woon dëgg la bi mu fi jógee gis nañ ne ku mel ni Kadhafi bi mu ñëwee moom it bay na ci waaram taxaw ci ne li Kwame Nkrumah sonnan moom it dina ci sonn dëgg la moom it def na ci loo xam ne Kwame Nkrumah sax defu ko ci ndaxte Kwame Nkrumah su fekkee yéen ak pas-pasam la aman Kadhafi jël na doole ak koom-koom réewam def ko ca ngir Afrique doon benn dëgg la loolu yàlla sotti la bu ko Kadhafi nasaraan yi ñoom it faataan nañ ko na nga xam ne lañ defee woon coup d'état que le di Kwame Nkrumah ngir évidemment li nga xam ne mooy li africains yi bëgg doon benn mu bañ a am waaye it foog naa ne da di africains yi doon benn su fekkee ne africains ñun ñëpp la soxal te foog naa ne ku la naa sangu liñ na satar la bëgg donc ñoom ñi naan ñu doon benn ñun ñëpp te li ñëpp a xam ne booloo mooy doole donc ñun ñëpp suñu lu baax la ñu bëggal suñu yéene la ñu sottal suñu mébét la ñu bëgg mu sotti foog naa ñun war nañ ci taxaw ba États-Unis d'Afrique boobu nga xam ne moom la suñu leader yooyu doon wax doonte nekkatuñu fi projet boobu jëm ca kanam incha allahu rabbi ci leen fas yéene taxaw te loolu mooy li nga xam ne mooy fondé suñu organisation bi nga xam ne wax naa leen ko créé woon nañ ko ci Paris ci 2002 maanaam muy mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie incha allahu rabbi ci la ñuy taxaw ci la ñuy woy wasalaam